salaamaaleykum mbokk éleveurs yi seen xarit Pape Ndiaye dellu siwaat di waxtaan ak yéen ci wàllu élevage pigeon. am na vidéo bu ñu fi defee woon di waxtaan ak yéen ci lu jëm ci wàllu soin toppatoo ak ni ñuy gérer pigeon bu moytu feebar bi nga xam ne mënuñu wax variole. jot nañ nag bu baax macha allah ay intervention ci ñu bari, waaye dafa am loo xamante ne nii moo waral tey suñu vidéo tey bi te bu nekk jàngat bu ñu jëlee ci suñu vidéo bu passé bi. parce que nit ñu bari dañ may interpeller ci ñoom dañoo bëgg a dugg si li nga xam ne mooy élevage pigeon. tey vidéo bi ci loolu la jëm mooy éleveur bi ki nga xamante ne boog mu ngi bëgg a nekk éleveur wala ki nga xam ne mu ngi soog a nekk éleveur ci pigeon. di wax ne élevage pigeon yomb na waaye yombul. yow mi nga xam ne yow yaa bëgg a lancer wu ci élevage pigeon, balaa nga ciy dugg da ngay définir d'abord li nga xam ne moo tudd objectif. say objectifu élevage yow lan moo tax ngay yar bi tax foofu ñaari réponse fa am. soit benn bi passion la mooy bëgg-bëgg, ñaareel bi mooy que ne koom bi maanaam da nga ko bëgg a liggéey def ci business. may wax ne ci ñaar ñooñu ku njëkk ki moo ëpp chance réussir que ku mujj ki, parce que pitax bu la ci xaalis kese dugalee boo moytu da nga ci génnaat ndax yombut, wala doo jóg mukk ci ay tolof-tolof ak ay jafe-jafe ci sa élevage. balaa nit di yar pitax dafa am question yu mu war a poser boppam ba pare lijjanti loolu soog a mën a dugg ci élevage pigeon. bi si njëkk mooy man lan moo tax may yar pitax wala lan moo tax may bëgg a yar pitax. nga xool bu dee passion la, yow sa passion exactement ci lan la orienté wu, ban race, parce que nit mënoo defandoo race yëpp. am na plus de 150 races de pigeon, mënoo def lépp. léegi li ngay njëkk a def mooy da ngay d'abord focaliser wu nga définir d'abord les objectifs yow de ton élevage de pigeon. boo définir les objectifs ba pare nga xam li mooy sa objectif, nga soog a définir man yan race laay yar pour yegg ci objectif boobu. wala bu fekkee ne da nga ne passion moo tax ngay yar mooy sa objectif, yan race ci pigeon moo ma neex, nga définir ne race bi ak bi ak bi. conseil bi ma leen mën a jox nag mooy nit bu mu def lopp ñetti race. lopp ñetti race pigeon bu ko weesu conseil la rek bu may joxe. am na nag ñu ko mën mais yombul parce que dafa laaj ay moyens yu bari. parce que pigeon yi yàlla da leen a bind bokkuñu bindin, bokkuñu soxla, bokkuñu cadre bu ñu war a dëkk, bokkuñu lu ñuy reproduire, bokkuñu lu ñuy soxla en terme de ci wàllu espace ak ci wàllu soin yemuñu. ma joxe ci exemple bu gaaw. pigeon bi nga xam ne fi mu ne réew mi koo wax mu ne moom lay wër mooy monnaie. pitax bu naqaree yore la bu fekkee ne yorin bi jaar na yoon lu naqaree yore la, parce que bokkul ak voyageur ubbi kaaf rek sànni ci biir déedéet. te voyageur bu baax sax kenn ko yore noonu. monnaie dafa laaj espace. kaafu monnaie dafa am ay normes yu mu war a am pour monnaie mën a produire lu baax. ñii dañuy jàmbat ay nen yuy toj parce que sa bool bi monnaie bi sax war a toog dafa am norme yu mu war a mel. parce que bu bool bi xatee njool, monnaie buy dugg day tëb, te buy tëb di dugg boole xat bi day écraser nen bi da koy toj. kon bool bi am na benn hauteur bu mu war a am benn yaatuwaay diamètre bu bool bi mën a am, parce que su xatee rek moom bu ci duggee day toj nen yi. mooy ñiy jël bidon di ko dagg ma di leen wax ne loolu boo ko bëggee defal sa monnaie yaa ngi yàq. mën nga nag chance su produire mu jàll ndax yàlla moom lu ne dogal na ko, waaye nag du luy gën. man li gën naay wax man. monnaie dafa laaj espace, laaj foo xam ne du encombrer ay pigeon, parce que tey monnaie li ci ëpp buy tëb il faut mu féex, il faut mu libre, duñ ko yàqal pour mu mën a dox ndànk becté ak femelle bi ba nu mu koy coché. kon loolu dafa laaj espace. blanc de Poméranie yi dafa laaj espace ndax pigeon bu yàlla may jëmm la, te dafa laaj espace te dafa war a naaw. blanc du lu ñuy tëj ci kaaf, dafay naaw. moom pigeon de volière la. texan pigeon de volière la, dafa war a génn di naaw te dafa may norme. ay exemple la rek yu may cité. c'est-à-dire que balaa ngay yar pitax déjà race bi nga choisir yow ginnaaw bi nga définir ne lan moo tax ngay yar, da nga war a méngoo ak, wala nga fexe defar cadre boo xam dina méngoo ak bëgg-bëgg ak soxlay pitax boobu nga bëgg a yar selon race yi nga tànn. boo ko defee ba pare dafa am soin yu mu laaj, dafa laaj temps, laaj soin, laaj toppatoo, laaj bët. ndax élevage moom bët la, loo yar foog nga di ci bàyyi xel. bañ a tayal ci toppatoo, bañ a tayal ci nettoyage, bañ a tayal ci jënd garab, bañ a tayal ci def li mu laaj, parce que élevage yombul. looloo waral pigeon yi cher. loolu lu ñu war a leeral la nit ñi la, te ñu bàyyi lu ñu gis aussi nit di ko def nga dem topp ci, ndax nit ku ne am nga foo spécialisé wu.
exemple ci sama bopp man montagne texan doon naa def boulon mais dama ko arrêté mais montagne texan laay def parce que bi ma xamee ne sama espace bëriwul yenn espace yenn bëri yi dama réduire boulon parce que boulon foog muy génne di naaw di firéew dama éliminer boulon te kenn du mën a boole race yu bëri parce que kaaf bu xatee day bëri feebar kaaf bu xatee day bëri feebar ndax pigeon bu ci am coryza da koy gaaw jox moromam bu ci am salmonellose da koy gaaw jox moromam bu ci am leneen ak leneen da koy gaaw jox moromam sans compter day xat promiscuité bi te pigeon ku ne xam na ne ci mala yi yàlla bind moo ci ëpp lu muy neefere moom presque mën nga ne chaque 10 minutes mu neefere dara léegi nag bu fekkee ne dañoo bëri bu nekk di neefere day gaaw a bëri salte bi day gaaw accumulé wu cage boobu da ngay dem ba yow sa bopp sa dootu ko mën a toppatoo parce que ni ñuy salté day gaaw de telle sorte que sa jot wala sa yitte du la ko mayeti moo tax wàññi leen pitax yi ngeen di yar bu baree yenn bëri yi rek faites très attention kon da ngeen ci obligé consacrer temps bu bëri ak moyen bu bëri élevage pigeon encore une fois bëgg-bëgg dëgg moo koy lal pour nga mën ko def xëy na am na koom ci biir waaye balaa ngaa yegg ci koom bi tey ñi ñëpp nga gis ñuy jaay pigeon mun la waxoon lañ ca daj rek yow boo ko ca dajoon amaana sax boo ko nay boo koy jaay du jar ndax njëkk la dana seer moo tax éleveur pigeon bi kenn mënu koo fay lii nag boo gisee ñu di ko def c'est juste pour échanger parce que bëri na ñu ma ciy interpeller di ma laaj am na fan yële ku ma woo ci semaine bi ñu génn di ma wax ne moom dafa am peste cage ma ne ko da ngaa jënd beneen pitax feneen mu ne ma waaw ma bëggoon ñu bàyyi attention bu baax ci loolu nit bul def pitax boo gis rek mu rafet nga dem jëndi ko te xamoo ci cadre bi ñu ko yaree fan la éleveur boobu ndax am na soin ci ay pigeon ndax mu ngi vacciner ay pigeon je dis bien vacciner ay pigeon ndax mu ngi déparasiter ay pigeon ndax mu ngi leen ni sang di dindi parasites yi nekk ci seen dunq yi parce que pigeon dafa am nuñ koy toppatooyee da ngay faj feebari biir yi faj feebari biti yi ndax dunq yi ci biir dunq yi mën na am ay parasites lu nekk ay fel mën na am ay vers mën na am ay mouche plate ay façon yu bari léegi yooyu boo demee rek yow ñëw ci benn éleveur mel ni man Pam Ndiaye rek mu publier moo ne nga bëgg wala texan rek jël pigeon Pam Ndiaye indi sa kër rek dugal sa kaaf dugal nga fa musiba moo tax am na ñu bari duñ tàqalikoo feebar mukk ndax fuñ jot jënd affaire yi du luuma da ngay ciblé jaaykat boo xam ne yow wóor na la ne kii soins yi war yépp moo ngi koy def nga jënd ci moom waaye topp sama genre gii xam ne luñ dugal rek nga dem jënd tamit il faut faire très attention ndax peste day jeexal kaaf peste dafa gaaw a wàllaate non seulement da ngay lor sa bopp waaye éleveurs yi nga dend yi lay fréquenté yëpp mën nga leen loraale parce que dafa feebaru pigeon dafa doy waar dàll yi dugg ci kaaf yi bokkul ak dàll yi ñuy doxee ci mbedd mi ku ne da nga jënd benn peeru carax wala dara teg ko sa buntu kaaf kooku kaaf bi kese moo ko tax a jóg yëre yi nga demee seeti jay sa mbokku éleveur bu ko duggalaat sa kaaf te yow yëre yi ngay dugal sa kaaf bu ko yóbbu sa kër mbokku éleveur parce que feebar yi dafa gaaw a joxante il faut ñu fonk loolu pigeon dafa nekk mala bu sensible ci li nit ñi xamut ñuy toppatoo cage yi topp norme yi bàyyi xel bu baax tey choisir race yi ñuy def ku nekk yaral li tolloo ak sa mën-mën yaral li tolloo ak sa temps yaral li tolloo ak sa dimension cage bari pitax amul importance am qualité moo baax te loolu li la koy may rek ba ñu conformé wu ci standard bi baatu standard nag dinaa ci profito firi ko tuuti rek parce que standard boo déggee race benn ci standard mooy traits yi nga xam ne jëmm ji nga xamante ne ni moom la pigeon bi war a am li ñuy wax les traits physiques ak caractères yi nga xamante ne moom méngoo ak couleurs yi ci pigeon bi yooyu yëpp bu ñu ko dajalee mooy tudd standardu pigeon bi ñu ne nii la war a mel bopp bi nii la war a mel bët yi nii la war a mel couleuru bët yi sax yéen nii la war a mel selon couleur bu nekk bu weexee nii la fa war a mel bu fekkee ne jaune la nii la fa war a mel bu fekkee ne baare yi la nii la fa war a mel yooyu yëpp dañ ko ci expliquer wax la wee yi bec bi couleur yi wax la jëmm ji dënn bi bouclier bi maanaam jëm ci laaf yi yooyu yëpp ñu dajale ko loolu moo tudd standard nañ fexe nag di ci góorgóorlu ku nekk race ba nga bëgg a yar nga fexe ba am loo xam tuuti ci standard boobu jërëjëf mbokk yi lii nekkoon fàttali leen rek buñ juumee ngeen xam ne ci ñun la ak suñu ñàkk xam bu jubee ngeen xam ne yéen ci seen mbaax la ak ñi nga xam ne vraiment ñu ngi waxtaan ak ñun dañu yokk xam-xam éleveurs yi mag yi vraiment ku lim juum am na ñoo xam bëgguma leen tudd sa waaye foog ma ji leen wax foog ma ji leen jaajëfal bu baax waaw vraiment am nañ grand yu baax yu fi nekk ñoom Sidi Lo Sele Diagne Bouba Diop Ahmed Timera Issa Pout vraiment ñu leen di jaajëfal merci beaucoup